na ci li ko waral waajtaayug màggalug Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimul Rasul wi yan dogal lañu ciy jël nañ lañ mën a fexe ba daal di rek wormal dëkk wu sell woowee di Touba xam ngeen ne ndaje boobee nag mi ngi am ci teewaayug ki nga xam ne moom moo yor kàddug xalif général kullu murit Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom Serigne Bass Abdou Khadre du ñàkk itam la fa jukkee daañu leen ko digtal ci suñu yeneen jotaayu xibaar. leneen itam loo xamante ni ñeel na xew-xew ci wàllu diine di ñeent fukk ak juróomeelu édition bu màggaluk ñaari rakka yi ca diwaan bu Ndar Géej jàppale ne comité d'organisation bi mi ngi sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ñu daal di koy amal waaye itam daal di moytu nees mën a def ba rek dakkal lawteefuk virus bi fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu reportage bi li nga xam ne Ousseynou Diop ak Abi Seck daal nañ koy def. itam lañ koy amale ci atum 2021 màggalu ñaari rakk yi nañ ko amale woon ci atum 2020 noonu itam lañ koy amale ci atum 2021 bi ñuy tàmbali xew-xew diine bi ak ay njàngum alxuraanu karim bu ñu amal ci diwaanu Ndar Géej boobee nag la ko sëriñ Ahmed Fall di président kuréel bi daal di xamle. sëñ Mountakha dafa joxañ lan la joxañ moo di ñu jéglu suñu borom jàng alxuraan ak xasida alors màggal gi ren ci loolu dem jàng alxuraan ak xasida ci atum 2020 coronavirus bi moo taxoon ñu soppi doxalin loolee itam la ñu nemmeeku ci atum 2021 bi lépp ngir mën a dakkal feebaru coronavirus bi. sunu mbokk yi daa ñëw délégation daa ñëw ñuy taalibe ñuy délégation muy daayira ku nekk sa dëkk ba nga nekk bisu le 5 septembre nga jàngal noo alxuraan def berne jox taalibe. édition 2021 bi tàmbali nañ ko ak njàngum alxuraan daañu amal itam ay conférence jëm ci wàllu mouridisme juróomi fan ci septembre njàngum xasaayit yu bare la ñuy amal ci dëkk bi. donc di nga cër bi di jox ndax alxuraan moo di lépp moo di lépp Cheikh Ahmadou su ëllëg suñu am bis boo xam ni duñ ko jegleel Cheikh Al Khadim ñu ci waxtaan ci maam Cheikh Rahane Fall ak maam Diarra Bousso ba fa tëjee ko jaar-jaaru Sëñ Touba fii ba Gabon ak fii ba Mauritanie. atum 2021 ñaari rakk yi nga xamante ni Sëñ Touba Mbacké Khadim Rasoul moom la julli woon ci bureau gouverneur juróomi fan ci septembre ci atum 1895 ñëpp dañ koy amale seeni biiri kër xew-xewu diine bi yéen cay amal lu ci bare. dañu respecté lii di mesure barrières yi daañu ñaan itam jàmm am ci mim réew. jàmm daal di des fii ci réew bu Sénégal aussi nu jàpp leen ne CRD bi ni ki tey jii lay am ci ngoon fa nga xam ne moom moo di ca ministère de l'intérieur daañu leen jukkil xibaar yi nga xam ne ñoom ñoo fay ruusande buñ ci noppee itam daañu àddu ci leneen mbokk yi mu ñeel langu politique bi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne élection territoriale yi daal nay jege si mu mel ni nag Mamadou Diop Decroix nag jamono yi mi ngi waajal bu baax a baax militant wu ka ànd jëf PADS naka noonu itam muy sàkku ci askan wi ñu daal di rek dem ca Mbanjaxaan ga daal di rek dem wote ji ci anam bi nga xam ne nag moomee la waree ñu teewlu ay kàddoom ci micro Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. opposition bi war na uni war na ànd ñun gaa naka jekk loolu mooy suñu bëgg-bëgg élection bii di ñëw wax nanu ne nun danoo bëgg coalition waaye commune bu ne nañu fa préparer pour teg fa liste 500 et quelques communes yi nekk ci Sénégal bëgg nañu commune bu ne parti bi waajal pour teg fa liste bu nu waxtaanee ak opposition bi ba juboo amul benn problème vraiment lu ñu ànd rek ñu ànd nañ ca waaye nag su fekkee ne waajalu leen ko ba yegg ca juboo ba ñu bëgg nun amu ca bu boobaa nag da ngeen di teg seen liste loolu lu am solo la parce que itam ne rek waaw dañuy coalition ngeen bañ a waajal ba yegg ci war a tànn jubóowu leen bu boobaa du ngeen mën ne waaw nun kat waajalu nu woon nangam da ngeen wax ji na kenn ku ne waajal commune ba mu nekk teg fa liste li nga xam ne daal dañ koy bañ mooy du ngeen waajal ba yegg ca ñu di leen bokk ci ay liste ngeen naan ay benn conseil ak ñaari kooku moom c'est exclu dama bëgg askan wi ñooy yor seeni ay carte te itam ñooy dugg ci li nga xam ne moom moo di mbañ gàcc gi lu ni mel itam di rek xamleeg Mamadou Diop Decroix leneen lu ma leen doon junj mbokk yi bi ñuy door yi la jotaay xibaar bokk na ca Fissel askan wa fa nekk li ñu xamle moom moo di lot nañ ngi rek daal di fay yenn ci ay facture yoo xamante ni day rek ëpp lu tolloog téeméeri junni jàpp nañ ne du dëgg du yoon ba tax itam ñu joxoñ baaraamu tuuma société d'exploitation hydraulique Bafa moom moomee itam xam ne rek ne baat ak tontu dina doxaat ci seen digganteeg askan woowee nga xam ne ñoo koy jiin mbir mu ni mel Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ci reportage.
ñu dëkkee commune Fissel di ñaawlu anam gi nga xam ne noonu la ñu yoree seeni ndox mi ñuy xam le ni ay factures yu ëpp 700 000 la waa société d'exploitation d'ouvrage hydraulique CO la leen indil. lii CO di def Fissel du yoon te duñ ko dangu dañuy fas yéene jàmmarloog moom yóbbu xeex bi nag fépp foo xamante ne xalaat nañu suñ fa demee dañ am ndam dañ ko fa yóbbu soobee yàlla. li ñuy demandé mooy CO na changé compteur yi nga xam ne baaxul compteur yi. moom ci boppam gis na ne si compteur yi baaxul parce que am na compteur yoo xam ne kenn mënu ko teg bët am na compteur yoo xamante ne nii dafa bloqué wu am na compteur yoo xamante ne nii kenn mënu ko lire dafa ñuul kukk ci biir ñu ne nañ changé compteur yi beneen bi mooy CO na rétablir ñi nga xamante ne nii dañoo nekk ci difficulté parce que li ñu fay CO dafa ëpp. askan wi di ñaawlu tamit ñàkkum ndox ci yenn bërëb yi waaye tamit waxtu yu ndox mi di ñëw. réseau bi na ko CO xoolaat parce que am na ay zones yoo xamante ne tey soo fa demee doo gis toq ndox ay minuit 1h 2h du matin la jigéen ñi di jóg def seen portable réveil pour mën a am tuuti ndox loolu ci jafe-jafe yi la. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy société d'exploitation bi di CO bi ñu leen contacter ñuy xam le ni ci ay fan yi néew dinañu indi tontu ci liñ leen di tuumal. yenn ci ay jumtuwaay yoo xamante ni nag ñeel na wàllu mbay ñu bëri ci ñoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu wi gis ne rek nguur bu Sénégal ñoom koy jox yelloo wuñu ko ndax ñooñee nga xam ne ay jàmbaar lañ tey nekk ci tool yi ñooñee ñoo ko gën a yellool bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di Mori Keba Touré moom moomee nag ab producteur la li muy sàkku moom moo di ndaw ñi ñu gën a dëggal seen bopp te itam di bàyyi yenn ci ay yoon yoo xamante ni ñu ngi koy jël te baaxul ñu teewlu reportage Bakary Konte ak Xaali Jàmme. bëri na ay nit yoo xamante ne dañ leen di jox ay motoculteur wala bokk ay tracteur te nekkuñu ay agriculteur nguur gi war na xoolaat bu baax politique agricole bu muy doxal daal di encourager vrai acteurs yoo xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi di liggéey El Hadj Mori Keba grand producteur agricole moo ko xamle. li may xaar ci public yi ñu xam ñoo xam ne war nañu leen joxe kii nu mu tuddati engrais war nañu leen joxe tracteur. wala yeneen accessoire ki liggéey bi balaa ñu koy joxe ñoo xam ne dañ koy dem loué nit ñi di uti ci xaalis ngay joxe koo xam ne dina liggéey ci toolam loolu moo gën a am solo ci ki nit ñi. suuf si nekk fii ci diwaanu Casamance suuf si baax la wante nag taxul boog bëri na ci ay ndaw yi nekk fii ci Pakao nangu ñu yëngatu ci secteur agriculture. lépp loo xam ne suñu demee ci luuma yi luñ cey gis. ñoo xam ne dañ koy béy fan lañ koy béyee si sunu réew lañ koy béy duñ ko béy fenn fii lañ koy béy dañuy yóbbu ci luuma duñu ko jaay xale yi dañu yaakaar ne kii nu mu tuddee liggéey ci tool du mën a dundal nit ku lay wax liggéey ci tool mënul dundal nit loolu mënul ànd il faut ñu nit ñi ñu liggéey suñu liggéeyul ñoo xam ne dañuy ñëw ñu ne ay gan lañu ñooñu dañu nekk fii di enrichir seen bopp te ñun duñ cee mënal dara. El Hadj Mori Keba Touré nekk grand producteur agricole fii ci Pakao Turekunda moom nag muy ñaax nguur gi daal di xoolaat bu baax politique agricole am loolu nag bu amee secteur bi daal di développé si nu ma gën a gaawee. Bakary Konte cant ak ngërëm ñeel la mbokki yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ne ni nag ñenn ci askan wi ñu ngi koy dund la ko waral bokk na ci ndox ba nga xam ne moom moo taggatémbe ca seen i ay quartier lu ni mel itam mën naa ami saafara di gis-gisu ki nga xam ne moom moo di njiit bu mouvement yeesal Kër Massar moom Amadou Ly moom itam bëgg a samp ak ndëndëm ci li nga xam ne moom moo di ca commune bu Kër Massar Sud naka noonu itam ab njàppandalam woo xamante ni daal dina koy indi jébbal ko askan wa dañuy teewlu ay doom ci micro Ndongoka ak Asmalik Diop. ku xool Kër Massar ak yeneen i gox fii nii biir Dakar xam ni que place ndox lu ñu dëkk problème bi nekkul est-ce que dañoo dëkk place ndox wala dëkkuñu place ndox d'accord facteur la ci waaye du problème bi mooy est-ce que am na ay xeetu saafara yu war a mën a indi pour justement di jëlee fi mbënd mi bu ñu xoolee yeneen dëkk day am ay mbënd dafay am dëgg la mbënd dafay am. waaye bu ñu xoolee tamit yeneen dëkk dañuy gis dëkk yoo xamante ne nit ñi dañoo dem dëkk foo xamante ne place ndox la te dara du leen ci fekk lu ko indi mooy autorités yi dañ cee taxaw pour mën a indi ay saafara yoo xamante ne day tax mu mën a dem donc xeetu saafara yooyu am na ñu ngi sant yàlla ba suñu autorités yi commencé nañ ko mais jeexagul boobu nag moo indi ñun suñu loxo dugg ci indil leen ay masques lu toll ci 30 000 indil leen ay gel yu toll ci 360 bouteilles indil leen ay pompes ay électropompe yoo xamante ne ñu ngi toll ci fukk ak juróom donc 15
ak motopompe yi donc moo yoo xamante ne gasoil lañ ciy def loolu mooy différence entre électropompe ak motopompe dajale loolu. wàllu njàng mi ak njàngale mi jàpp leen ne nag diggante yewoon ci diggante professeur bi ak itam élèves yi mu mel ni nag dafa woon ni ndax waajur yi ñoom ñoo yarul mu di gis-gisuk ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay inspecteur de l'éducation ginnaaw itam bañ doon rek delloo njukkal ñenn ci ay élèves yoo xamante ni ñoo gën a ràññeeku ci bac bi wala bokk ci BFM bi fa nga xam ne moom moo di ca Mérina Ndakhar xam ngeen ne ca département bu Tivaouane la nekk ñu teelu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Sélatiir. élèves yi ñu gën a ràññee ci baccalauréat am ay mention très bien ak bien ñoom leen doon njukkeel fii ci Kell nekk ci commune Mérina Ndakhar teg ci élèves yi nga xamante ni am nañu BFM fukk yi nga xamante ni ñoom la ñu gën a ràññee ci biir Kajoor. waaw xam nga boo nekkee ci commune bu mel ni Mérina Ndakhar nga xamee ni ñeenti junni ak juróom-benn téeméeri élèves ñoo fiy xëyee di jàng Sénégal ak ni mu toll ñu def baccalauréat ñu am fukki mention ci biir mention yi ñu am ñaari très bien wax dëgg yàlla war nañu sargal xale yooyu. maire bu Mérina Ndakhar na nag jot na élèves yi xoolaat seen bopp bañ a dugg ci yenn giraawaal yi li ñu war a jëkk a jiital moom mooy am yar ci l'école yi. waaw dama wax xale yi nii jàng baax na mais yar wu ma ko gën parce que soo amee ku jàng te yaruwul saytaane lay doon c'est-à-dire que day xam fu muy jaar ba def lu bon moo tax ma ne jàng bi baax na waaye yar bi moo war a jiitu parce que Sénégal dafa am loo xamee ni moom moo ñu tënk mooy lu baax li nga xamee moom la ñu maam yi doon yare bàyyi di ñu ko yare te loolu ndax ma gis ni dafay commencer di jeex ci biir réew mi loolu moo tax fu ma dajeek ndaw yi rek damay insister pour wax leen ni na ngeen góorgóorlu ci seen yar ngeen di déggal seen i wajur parce que jàng nekkul koo xamee da ngay ñëw rek professeur bi jàngal la jàng ñëpp a koy def ay valeur la ñu war a jox xale yi parce que bu ñu amee ay xale yu am valeur ba pare am xam-xam bu ëllëgee suñu demee dinañ ci mën a génn. lycée bu Kell ak bu Mérina Ndakhar ñoom ñoo ëppale élèves yi nga xamante ne am nañu baccalauréat ak mention ñaari doomu Mérina Ndakhar am nañu mention très bien. jërëjëf Cheikh Anta ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax mbokk yi bëri na ci ay gox yoo xamante ni dañ ko jag-jagalaat file ci Ndakaaru bokk na ci rond point bu Yoff foofee néew na nga daal di fay romb te doo fa sànni ay gët mu mel ni itam activité ya nga xam ne ñu ngi ko fay amal bari na tax na suñu ay ndaw dem fa def fa ab reportage am na Tambaare Sow Mamadou Diop ñu seetaan. bërëb bi daanaka ñëpp fi toog ñëpp fi daje. ñenn ñi ñëw ngir yëngal seen yaram ñenn ñi ñëw ngir respirer air frais. day gën a attirer public bi aussi parce que ñoom ñu mën a joindre si job bi liggéey xam lan la ñuy daj ak seen doom yi xam lan la ñuy def ak seen doom yi. là on est à proximité par rapport ak public bi ak ñi nga xam te ne genre amateur lañu wax ñi nga xam te ne bëgg nañu xam lan mooy sport bi et tout mooy loolu instant bi ils sont à proximité ak ñun et tout mooy loolu xam nga. liggéey bi day gën a jaaroo ak dinañ gën a am ni gën a gis ñi nga xam te moom la ñuy liggéey ak seen doom yi aussi. kii ab doomu Guinée la Sénégal gi nee na yàggu fii waaye ci bërëb bi la daf fi ñëw daf fi daan dooleem ndaxte xale yi mu jàkkaarloo daf leen di initier ci sport bi ñuy woowee boxing point. Je suis en train de faire la boxe éducative, la boxe anglaise et puis la savate, le pied-point, la famille du pied-point. Pas uniquement avec les enfants, avec les grands aussi, qui veulent apprendre le self-défense ou bien qui veulent avoir une carrière sportive de boxe. ci geneen wet bi yeneeni xale ànd ak seeni waajur ñu nekk ci yeneeni foo. damay faral di ñëw di ànd xale yi ñuy joué di divertir xam nga mooy loolu ak tàngaay bi nii xale yi dañuy toog si kër gi duñ am fu nekkal après dañ leen di indi fii ñuy joué di divertir daal xam nga xale moom dafa bëgg ay foo yi mooy loolu. mu mel ni nag bërëb bile daanaka lu ne lañ fiy def ñenn ñi ngir jër air frais ñeneen ñi ànd ak seen njaboot surtout période de vacances yi lee ñu mën a foo waaye tamit mën a pratiquer sport ci bërëb bi nga xam ni moo jàkkaarloog tali bi. Aminata Mbaare Sow mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ñeele wàllu tàggat yaram football mu mel ni nag éliminatoire bu coupe du monde xam ngeen ne réew bu Sénégal dina laale ak Togo niki ëllëg lay doon bu 16h jotee maanaam ñeenti waxtu fa nga xam ne moom moo di ci stade Lat Dior diwaan bu Thiès mu mel ni itam gaynde yi nag jamono yi ñu ngi waajal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di match wi di rek di li xam ne moo di tàggatu.
ñu wutali feneen Rwanda wi nga xam ne daal nañ koy randal ci li nga xam ne moom moo di afro basket bi ci stade yu 8e yu final bi mu mel ni nag Guinée daal dinay gën a dëggal boppam lu ni mel itam ki nga xam ne moom moo di sélectionneur bii lee di Cheikh Sarr li mu xam le moom moo di ak mbetteel la am ci woowule wàll ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mame Fatou Ndoye ak Massaer Ndiaye. Bon, je suis déçu parce que. am na mbetteel ndax dañoo waroon a gagné ndax amoon nañu lépp pour gagner mais dañoo manqué concentration application ndax boo demee ba am lu ëpp fukki poñ nga jotee ko sa adversaire da nga war a def focus te loolu xale yi defuñu ko am na ci fu ñu tolloon ci match bi dañoo raté aussi ay paniers faciles yu yomb ñu waroon dugal ñu raté ko léegi itam xale yi dafa am ñoo xam dañoo bëgg a nekk ay héros national loolu mënu ñàkkloo. te bi ñu demee aussi à 3 minutes de la fin suñu pivot yi defuñu li nga xam ne mooy li ñu waroon def loolu moo tax nu ñàkk te mënoon nañu jàll ndax amoon nañu possibilité jàll dëgg-dëgg am na lu ma naqari lool sax. On a encaissé 20 points dans la raquette on a des pivots donc c'était un peu compliqué mais donc je me sens mal franchement. Bien sûr. Mal parce que l'opportunité était là, on pouvait le faire. jërëjëf mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ñeel procès Dieynaba Baldé daal nañ koy amal ab mise en délibéré ba le 7 septembre maanaam juróom-ñaari fan ci weeru septembre ñi nga xam ne itam ñoom ñoo koy layool li ñuy sàkku ñu daal di koy rek may mu noyyi ngelaw lu féex mu mel ni itam loole dañu ko dàq moom artiste boobee xam ngeen li ñu koy toppee mu ñeel wàllu cambriolage ak itam vol ba ci sax chantage ak itam daal di rek joxe yenn ci ay image yu artiste bile nga xam ne moom moo di Djibril Mbaye ñu gën koo xam ci Bril Fayed daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar ci wile jotaay waxoon naa leen ne daañu waxtaanee li nga xam ne moom moo gën a fës ci yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf waame gi wër réew mi waa réew mi jaaxle gu mu jur ci ndakaaru rek jur na gu ko raw ca Touba yëral xët mu njëkk Vox Populi xibaar bu miti te tiis la journal bi xëy joxe juróomi xale yu lab ci ndoxum taw mi ba jaare ca ñàkk seen bakkan yéenekaay bi xamal ñu ne ginnaaw gone gi laboon bërki démb ci inondation yi ca Kër Ñang ak geneen gone gu jigéen gu ndoxum taw mi yóbbu woon ca kax ca sexaw ga ca Touba am na démb yeneen ñetti xale yuy lab ba faatu ci ndoxum taw mi woon ca carrière ba ca Daaru Rahman source nañu xale bi faatu ci ndoxum taw mi keroog dimanche ca Kër Ñang fukkeet la amoon démb ci altine ji am na beneen xale bu jigéen bu amoon juróom-ñaari at dëkkoon Mbuur demoon vacances Touba moom xale bu jigéen bi nee nañu dafa barastiku maanaam glissé tàbbi ci benn puits d'infiltration boo xam ne source wa nee nañu wax nañu ne waa Touba ca kanam ñoo ko fa gasoon ci jamono joojee ci la ñu yëgee yeneen ñetti xale yu faatu ci ndoxam taw mi ca Daaru Rahman te du loolee rek mooy coono bi inondation yu jur ca Touba ndax source wa mi ngi ñu ci dollil ne am na lu mat ñaari téeméeri famille yoo xam ne ci biti la ñuy fanaan ndax ndoxum taw mi di inondation yi moo leen génnee seeni kër ndox mu set mi seen eau di jox askan wi l'observateur xëy na ci ubbil yéenekaay bi journal bi mi ngi ñuy wax ne kër gi ñu dénk séddaleem ndox mi ci biir kër yi mu di seen o borom kër yu bëri guuxal nañu ko mer mu rëy facture yi ñu leen jox la ñu ne moo jéggeeti dayo ba tax ñu koy jooy ak di ko jooytu ci biir l'observateur ci borom kër yi ñaxtoo ko xultu am na kenn ku ci wax waa l'observateur ne li mu daan fay ci ndox ci facture bi mu mujjee jot yokkal nañu ko ci 60 000 facture ub 149 919 000 la ñu ko ndil am ku jàpp ne waa seen o li ñuy def du dëgg du yoon te buñ leen ci seetaanee bàyyi leen ci réew ne askan wi la ñu jëm libération nañu fi mu nekk nii kay réew mi lépp a yokk ceeb bi ak njëgam yokku na suukar si ak njëgam yokku na diwlin gi ak njëgam yokku na gaz bi leen war a tàngal moom it ak njëgam tàng jiira la def yokk gi ñu nemmeeku ci njëgu dund gi libération nee nañu kuréelu commerçant gii di association des commerçants et industriels du Sénégal nee nañu nañ leen ci keccet ba set wecc taqe wuñu ci laale wuñu ci ak yokk bu amee ci njëgu dund gi rek état bu Sénégal ne monopole gi am ci suukar si li fekk état bu Sénégal dindiwu ko suukar dana desee sa paaral ci réew mi le témoin mel ne ku naan ñu moom gëmul loolu li mu gëm moo di commerçant yi ci seen bopp ñoo nëbbu suukar si bëgg gëmloo nit ñi ne suukar dafa manqué ngir bëgg a yokk njëgu suukar si le témoin nañu li koy firndeel moo di lu jege fanweeri junni tonnes yi suukar ma nga ñu denc ca magasin bu usinub suukar bii di compagnie sucrière sénégalaise te loolee ñu fa denc ci suukar bu ñu ko génne woon dinañu toog lu mat ñeent fukki fan ak juróom yoo xam ne kenn du déggati waxi suukar ci réew mi journal bi bind na état bi tàmbali na réagir ci njëgu suukar si ak ni mu yokkee ne bu weesoo ndajem conseil national consommation gi ñu wote tey jii ci talaata ji ngir waxtaane njëg yi état bi ajandeegum na taxe yi woon ci suukar si jóge bitim réew di dugg ci réew mi Le Quotidien xëy dugg ci coowal suukar si ba bind ne
ne état bi suukar na commerçant yi suukar si ak ni mu manqué ak it ni mu seere moo tax état bi jël décision teggi taxe yi la si ne kay xëy xibaar bi ci xët mu njëkk ba wax ñu ne taxe yi woon ci suukar importé bi nguur gi ajandeegum na ko source waa tegal ko ci ne dogal boobe état bi jël dana ca ñàkk lu mat juróomi milliards di koppar yu waroon a dugg ci économie réew mi économiste bii di Moubarak Lo moo nekk ci xët mu njëkk l'Observateur njëgu dund yi ak ni ñuy yokkee ci la xëy di waxtaan ak waa l'Observateur la ñu ca waxtaanee yépp bu ngeen demee ci page 3 bu journal bi fekk ko fa Bougane Gueye Dany fekki na la grande coalition de l'opposition La Tribune moo joxe xibaar bi ba xamal ñu ne moom jiital gëm sa bopp lu mat fanweeri parti politique ak i mouvement ñoo ko mandaté ngir mu dem ca coalition ba alliance bi ñuy wax ci diggante parti Pastef parti démocratique Sénégal ak taxaw bu Khalifa Sall Walf Quotidien nee nañu njaw ma ngi cee desandoo xambeen ndax ñoom ñett ñëpp ku ci nekk am na luy gàlle ci saw loos Karim Wade coowal bien mal ak i Khalifa Sall caisse d'avance ba Ousmane Sonko coowal mbës mi ñu bës ba ci xët mu njëkku Les Échos fekki fa xibaar bu yéeme te doy waar ma nga xewee ci Pikine di benn employé LONASE boo xam ne journal bi nee nañu dañu koo fekk mu pandar boppam ca kees ko ba mu doon liggéey laata mu doon pandar boppam ba jaare ca faatu amoon na benn lettre bu mu bind bàyyi fa la mu bind ca lettre ba Les Échos nee nañu moo di dane Sidi amee lu ma tóoni benn bor moom ci jëmi boppam moo lekk sama 1,269,000 ci suufu lettre ba mu bind ca Orowar Sidi. Mamadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeel la mu mel ni am insisté nga bu baax a baax ci dund wi nga xam ne yokku na naam askan wi dinañ ko yëg waaye njaayeen yi laa ci gën a yërëm beneen ab njaayeen taxaw temm ngir daal di fësal li nga xam ne moom moo gën a fës ci internet bi Mamadou Ndiaye léegi lay doon bu ma noppee mbokk yi ñu jaare fa buural jotaay wi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média man itam ma leen di jox dig daje ëllëg incha allah ci waxtu file ci télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.